njàngat lii jëmee ci BFM 2020 muy joxe rek ay lu dal xel ci CM Ndiaye Njungu Mberes ki nga xamante ni moom moo jiite centre boobu moom moo di Babacar Ndoye moom moomee mu ñuy xamal rek ana naka la résultat yi mel foofule. waaw premier tour bi bon d'abord sa njëlbéen ba amoon nan 182 candidats yu doon def 182 ndongo yu doon def maanaam téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar waaye amoon na juróom yu absenté maanaam 177 ñoom ñoo mujj composé c'est-à-dire téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar maintenant si téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar yi 149 am nañ d'office maanaam téeméer ak juróom fukk manqué benn maintenant 28 ñoom ñoo dem deuxième tour maanaam fanweer bu manqué ñaar ñoo dem deuxième tour. waaw loolu performance bu am solo la parce que tamit am na lu ma fàttee préciser mooy jury centre bi amul kenn kun fi ajourné maanaam ñii dem nañ premier tour ñii dem nañ deuxième tour. waaw performance bu am solo la parce que li ëpp si ndongo yi dem nañ premier tour déjà foofu rek buñ fa yemoon yàlla tere bu fa yemoon loolu rek pourcentage bu baax la. waaw léegi nag bu yokkoo bu yàlla defee si kattan ak mbaaxam 28 yi jàll su boobaa 100% lay doon mu nekk performance bu garaaw bu doy waar. xam nga jàngale xam nga souvent jàngale day métier bu xaw a doy waar souvent damay wax ni dafa xaw a ingrat sax parce que en général bu xale bi réussir lii gars yi di wax mooy xale bi jàng na bu essayé ñu ni jàngalekat yi jàngalewuñu waaw te xale bi réussitam bu lee xale collège bi man sax damay réussitam damay dem ba gën a sori du ma ko yemale rek si jàngalekatu collège bi mais damay dem ba sa primaire ba parce que xale bi tëbu rek ñëw collège avant muy ñëw collège dafa jaar élémentaire sunu naataangaw jàngalekat yi nekk si élémentaire bi ñoom ñoo tàggat xale bi ba mu am yenn niveau yi bi mu ñëwee fii ñun defuñu lulul continuer travail boobu suñu collègues yi defoon élémentaire ñu mënuñ continuer kon résultat élèves yi dañ koy partager ak waa élémentaire ak collège bi ak surtout tamit parents d'élèves yi parce que xale bi aussi day ñëw école rek jël si waaye liggéey bi ëpp bi muy def kër ga la koy def bu dajeeg parent bu xam ne nag farlu na di ko contrôler boobaa rek résultat am day baax si kattanu yàlla. waaw xam nga nag jury bi may gérer fii moom dafa regroupé ñaari collège waaw am na élèves yi xam ni CM Mboltoñ lañ jógee mais am na élèves yi xam ni CM Ndiaye Njungu Mberes maanaam comme ni ma ko waxee sànq rek bu élèves yëpp jàllee day ñaari CM yëpp ku si nekk day am 100% waaw day am 100% te boobaa performance bu naqaree dab la si département bi Dagana bi voire même dans le pays parce que dina rare nga gis CM bu am 100%. ci wàllu organisation ñi nga xamante ne ñoom ñoo di association parents d'élèves yi ñoom ñoo lëkkaloo ak yenn kuréel yu nekkee foofee ci Ndiaye ñoom it ki nga xamante ne moo yor seen kàddu moom moo di Pape Salih Fall. waaw ñun ñi nga xam ni wax dëgg yàlla ñu ngi nekk comité d'organisation ànd ci ak góor gi Fara Gueye ànd ci ak góor gi Moustapha Diop chef de village bu Njungu ak Maguette Diaw nekk un retraité de la SAED ànd ci ak Doudou Diop mi man ma ñëw ànd ceeg ñoom surveillant yi ak ñaari CM yi nga xam ni ñoom ñoo maanaam nekk ci centre bi ñun ñëpp dañu mobiliser wu ànd ceeg vraiment les principaux des deux collèges ñu organiser wu de telle sorte que examen bi vraiment def nañu lépp ba mu mun a jaar ci yoon ci wàllu organisation ci beneen fànn bi muy ci wàllu comme ni nga ko waxee gis nañu ni résultats yi surtout au premier tour gis nañu ni centre bi def na ay résultats yu extraordinaire parce que bu ñu amoon 182 candidats ñu ñëw retrouver wu au premier tour avec 159 candidats 28 au second tour donc yooyu yëpp ñu gis ni wax dëgg yàlla def nañu excellence ici au centre de Ndiaye et c'est pas la première fois aussi parce que ñu ngi constaté depuis centre bi nekk fi ak léegi vraiment dañuy am ay résultats yu baax mais loolu itam ñu ci vraiment gërëm ñi nga xam ne xëy na ñoom ñooy yore xale yi mais itam ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ba ñu mën a jël ñooñu en charge ci wàllu seen organisation ak ni ñu fiy nekkee parce que gis nañu ni premier tour bi ñi nga xam ne ñooy examinateurs yi suñ ñëwee fii daan leen fi téye lu tolloog ñetti fan ba ci ñeenti fan te seen prise en charge parents d'élèves yi ñoo ciy taxaw ak xëy na autorités yi nga xam ne ñoom ñoo ñu wër fii centre wu Ndiaye. waaw ci li nga xamante ni mooy liggéey bi ñi ci gën a jàpp constaté nañu ni tey lu ci mel ne mairie Jama jàpp nañu ci lu ci mel ne itam Sokas muy benn société bu nekk suñu wet jàpp nañ ci lu ci mel ne ñoom Bas Fall gis nañ seen taxawaay la SAED aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy kii bi délégation bi nekk fii muy Ba Delta bi ñoom tamit
surtout ki nga xamante ni moom mooy chef secteur bi monsieur Bass moom tamit jàpp na ci yaakaar naa ni ak am na yeneen bonne volonté yoo xamante ni sax xëy na bu ñuy lim liste bi dana bari mais itam ci loolu parents d'élèves yi ci seen wàllu bopp ndax ñoom dañuy organiser wu bu école bi tijjee rek def ay cotisation yoo xamante ni bu ñu ko dajalee bu ñu demee ba examen bi jot dinañ ñu mën vraiment jël ci en charge ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw mais di ci woo itam ñeneen ñi nga xamante ni même mairie bi en personne ñoo ngi koy woo pour beneen yoon ñu gën a yokk li nga xamante ni moom la ñuy jàppalee centre parce que centre bu mag la ndax centre boo xam day regorger 2 collèges collège yu Ndiaye Ndiougou Mbérès ak collège yu Mboltoñ te ñu nekk ay collèges yu mag jàpp nañ ni xëy na fi léegi ay at centre bi dina gën a am doole dina gën a bëri nit dina gën a bëri itam ñi nga xam ñoom lañ fiy affecté pour ci wàllu jury bi kon donc ñu ngi woo ñëpp ñu jàpp ci pour waaw wàllu jafe-jafe yi nag kooku moom ñun liñ ci gën a constaté mooy surtout ren année spéciale la ndax dafa nekk ci nawet la ñuy defee examen te ku wax nawet xam ni zone tàkk gañ bii ñu nekk nii zone la boo xamante ni daf ci am ay localités yoo xam ne dañuy am jafe-jafe ci wàllu yoon lu ci mel na suñu mbokk yi nga xam ñoo nekk Sawañ ku ne xam na ni Sawañ depuis mu commencé taw ak léegi yoon bi dafa dagg complètement oto mënu fa jaar ay camion ñoo fa mën a jaar wala ay tracteur xale yi nag yi nga xamante ni ñooy candidats yi waroon jóge Sawañ premier jour bi en tout cas am nañu ay jafe-jafe dañu obligé ñun ñu jël fii oto dem ba Sawañ pour di leen jëli si booru tali bi pour mën leen indiwaat ñu mën a def seen examen donc yooyu nekk ay jafe-jafe yoo xam ne itam bëgg nañu autorités yi si seen wàllu bopp bu ñu mënee ñëw ba Sawañ ñu xool situation tali bi ni mu mel pour ñu xam ñoom daañu xam exactement fan la ñu war a mën a dem pour régler problème. mu am nag ndongolu ci ràññee loolu ñu koy woowee si turu Fatou Diop moom moomee mu am moyenne bu àgg ci 16,47 moom it mu ñuy dellu sel rek ci ay taxawaayam. ci wàllu yaakaar naa résultat comme ni nga ko waxee wàllu exploit wàllu jaloore ràññee nañu benn xale boo xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi wax ay waajuram ñu gën a góorgóorlu ci moom gën ko jàppale mairie bi itam ñu ngi koy woo. La mairie ñu ngi leen di woo si nañu jàppale xale boobu ndax ñun dañuy citer exemple comme soxna Fatou Diop xale la tout le temps que la macha allah bëgg jàng ñun ñi nga xam ne ay jàngalekat lañu itam bi ñu ñëwee tey ñun dañu am loo xamante ni fierté lañ ko mën tuddee ndax bu ñu gisee xale boo xam ne dafa def BFEM jàll premier tour am une moyenne de 16,16 fort donc loolu ñun jàpp na ni ndam la tiitër la pour commune bi. te mu bokk ci itam njaboot boo xamante ni xëy na seen doole tolluwul noonu kon autorités yi nag surtout suñu maire bi nga xam ne moo fi nekk moom monsieur Oumar Sow dañ koy interpeller directement que moom na saytu xale bi ba ñu xam exactement fu mu dëkk ak ay waajuram ñu lëkkaloo ak waajuram yi pour jàppale ko ci cursus scolaire bi nga xamante ni dafa jëm ci wàllu secondaire ba wàlla jëm ci wàllu universitaire kon xale bii nag te ñun am nañ ci moom yaakaar xam nañ ni buñ ko jàppalee yàlla mën na suturaal su ëllëg mu mën a doon jëriñu gox bi ndax xale yi kat am na ñeneen ay moromam itam yi nga xamante ni entre les 2 collèges kon ñooñu bëgg nañu parents yi taxaw waaye itam autorités yi fi nekk war nañu commencé di xalaat nan la ñuy def ba amal xale yooyu ay bourses d'études ñun dañ koy gis yeneen gox mais malheureusement dans notre localité fii duñ ko fi gis te bëgg nañu nag nit ñi commencé si liggéey autorités di si liggéey même les entreprises yi nga xam ne ñoo fi nekk war nañu mën a liggéey si loolu. Macha Allah ces entreprises là war nañu mën a jéem a xalaat di organiser ay journée de l'excellence yoo xam dañuy primer ces meilleurs élèves là dañ leen di jox ay bourses dañuy topp seen cursus scolaire ba ëllëg ñoom ñu mën a dellu si pour mën a liggéey ci biir entreprise yooyu.